yàggul dara bu jàppee fukki fan ci lay yem ñu gis ne dafa am benn désaccord boo xam ne dafa am ci diggante kii di Sidi Diop sa doom ak ñii di waa Subatel te kenn ku ne xam ne homme de média nga bokk Subatel nekk fa koo xamante ni aussi ku ñu war a bàyyi xel la tubarkàlla li tax sax lii mu gën ñoo am firnde buñ ci am mooy dañ daan gis chaque jour bu fondation bi di dem Sidi day ne sa wet bu defee ay événement dañ ko ciy gis mais ba tey gisuñu ko te it yow gisuñu la ci yenn ci événement mi te xam naa ne bëggoo cee wax waaye bëgg nañ nag nga leeralal ñu exactement quel est le nœud du problème ak lan moo waral maanaam dislocation boobu parce que noonu lañ ko mën a tuddee. waaw jërëjëf Thiat. maa ngi lay sant bu baax damay defaraat sama toogaay. ndax lii may bëgg a wax daf maa ñor. te dafa am solo lool. ci sénégalais yi xam li xew. effectivement. ndax olof dafa am baat ba mu solo bi muy wax Thiat. olof nee na du ma topp diw. booba fa ngeen jëm dafa soriwul. man nag nekkuma fi di toppante kenn. waaye nag am naa droit su ma jaayee suma drapeau jaay suma image jaay suma ngor jaay suma teraanga jaay suma liggéey ba mu dem ba yegg ci man ci engagement yi ma jàppante ceeg sama wayjur bu jigéen sama yaay man. waaw Thiat li ma lay wax dama bëgg ñu dégloo ma xol ñu dégloo ma xel. te bañ ma dégloo ak xol. fi mu ne ñëpp ngi lay déglu. sama yaay ji ma jur. waaw Zeyna. damaa jàppante ak moom. ndax kan. mu jàpp ñàmburam ma jàpp sama ñàmbur lu toll ci weer ndax Sidi déglu baax li may wax. bu baax ñu ngi lay déglu. vocal yi ñu jëflante ma ak sama yaay. ci ak kàddu mu mere ma saaga may ndey yàq ma lu mel ni xeme ma tontu ko di indi ay leeral ci li tax ma jëfee noonu ma jëfee te nanguwu ko dégg nanguwu ko gëm ñu réeroo ci mu téye boppam bu ma ko woowee du ma wuyu bu ma ko messager du ma jël bu ma ko seetsee mu may cof ba damaa wooyu samay mbokk ñu def intervention ma neexal ko joxe addi tuub mu doog may jéggal vocal yooyu ñu jëflante man ak moom benn nit a ko yor ci àdduna te mooy sama seere te maa ko transféré ne ko teel ma lii ndax ëllëg a tax muy Makhtar Diop Subatel suma papa suma mag suma pare mi ngi ak vocal yi man vocal yi amatuma ko ndax mënatuma ko woon déglu mënatuma ko woon liir ndax fi mu tolloon sama yaay ci dëgëre naqar mais lu waraloon ak dëgëre xol bu metti lu waraloon ma yónnee ko ma taar ne ko na ma ko dencal xam nga lu ko waral man la yàlla bindee noonu chaque jour sama entourage ak sumay kilifa dañu may jox ay conseils naan ma Omaro il faut nga wàññi ci sa diggante ak nit ñi il faut nga daal bàyyil engagement bàyyil koo gis def ko ni sa bopp bàyyil yenu nit bàyyil jël nit teg ci kaw ñëpp bàyyil di xeex ndax nit. est-ce que loolu waralu ko ba nga jaayee sa bakkan. waaw moo waral jaay bakkan loolu ko waral. maanaam moo waral coow non jaay bakkan. moo waraloon sa yaay. non mais déedéet non jaay bakkan. looloo ko indi. ku laal diw laal nga ma jaay naa la sama bakkan. dara indiw ko lu mën sama nit. waaw loolu nag buñ ma ko jàppee. xam nga dama ko doon man il faut que Sénégalais yi am lu ñu xam ci man. muy lan. li ñu war a xam ci man mooy ki ma yar. muy Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou. dafa am lu mu def ci man. benn misaal laa lay jox. ñëwal sëñ Béthio. bi muy jàppale Ablaye Wade en 2012. xam na ne Ablaye Wade day daanu ci bopp réew mi day wàcc. waaye bëgg nitam je te parle en connaissance de cause. bien sûr. bi mu yàlla dogalee mu lancé appel bi wan Sénégalais yëpp na day jàppale Ablaye. bi ñu doxalee ba élection yi des 10 jours 15 jours ngir ñu jublu ci campagne yi moom toog na ci barabu boppam ci keesu boppam toog ak juróom ba juróom-ñaari taalibe yi ko wër mu wax leen baat bii ne leen Serigne Saliou day xamal na ma ni Ablaye nguuram jeex na waaye day comme mooy sama mbokkum taalibe te damaa ànd ak moom ngir jëmmi Serigne Saliou buy daanu danaa ànd ak moom ñu daanoo ndoo waa xoolal boobu gore waaw bi Ablaye Wade daanoo. Cheikh Béthio wër takk rajo yi. wër Sénégal gépp ki si forot si pik. Cheikh Béthio la ñu àndal Ablaye Wade la ñu àndal dañu koy falaat 2012 bi yàlla dogalee Ablaye Wade yàlla jeexal ab nguuram mu jeex ci moom yàlla fal président Macky Sall. waaw mais Cheikh Béthio balaa yàlla defal président Macky Sall xam na ko man xam naa juróom-ñaari nit ñoo xam ne mën naa laa tudd seen tur Cheikh Béthio toog na ak ñoom avant élection yi ne leen sëñ Saliou xamal na ma ne Ablaye nguuram jeex na. mais terewul day ànd ak moom xam nga damay ànd ak moom ragal péete oui. day xëy ragal péete parce que daa féete woog Ablaye Wade en 2007
ci ndigalu Cheikh Saliou Mbacké jàppale ko ba Abdoulaye Wade di jëlaat réew mi. d'accord kon tey du dem ba 2012 mu di ko war wala di ko beddi. léegi ñu rebondir mu àndaat ak moom. léegi ñu rebondir léegi loolu li ma la ciy jox misaal mooy. il faut que nit ñi comprendre Omaro. Omaro Cheikh Béthio ko yar man bi ma amee 11 ans. laa jébbalu Cheikh Béthio ba nii ma toll. ngoro la tooñ. waaw Cheikh Béthio moo ma yar. dafa am ay jikko nag yu mu bàyyi ci man. jikko yooyu social bi da cee bokk. ndeysaan jëf ju baax. mën a dimbalee. mën a sonn ci doomu aadama. loo yor jox ko nit ñi des si Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké. loolu Cheikh Béthio ko def ci man. du papa du yaay du mbokk du jaay du am jàmm dëkkandoo. beneen jikko bi. mooy mën sa nit. ku ma àndal yow laa àndal ku ma ànd ak yow ànduma ak yow. te ku ma ne yow la réew mépp tamit xam ne yow la. loolu dama ko doon ci Cheikh Béthio. sama yaay xam nga luñ jotee. ba mu bloqué ma mu mere ma yónnee ma ay vocal ma transféré ko ma taar. man sama wax li tax moo bëgg ñu du ko déglu day leer parce que man dama lay wax tur ak sant. Makhtar Diop suba teel laa transféré vocal yi moo ko denc ba tey jii may wax ak yow. lu tax turandoo mooy sëyi Zeyna Fall. ñu koy wax Zeboy. sama turandoo yaay la ñu may ma ko ci bi mu amee fukki at ak ñaar ma yar ko dëkk ak moom sama kër ba moom ñaar fukki at. ñu war koo maye. jëkkër ju baax fekk ko fa bëgg ko takk. sama yaay ne dañ koy maye. woo ma téléphone xoolal fi maire bi communiqué. kar ma wuyu mu ne ma mbégte feeñ na de. ma ne ko yaay booy lu xew mu ne ma sa turandoo yaay la ñuy maye. ma ne ko alhamdulilah rabbi alamin mun ma waa ko jëkkëram ñëw nañ fi waxtaan ba tënk ci ay kàddu. dàpp nañ date le 5 juin. 2021. mooy 5 juin daaw. ma ne ko yaay de loolu bég naa ci mbégte moo xam ne ngir ma wan la sama mbégte fii ma toog danaa la jàppale téeméeri junni 500,000. ngir nga jàmbarloog say nawle ku teral nga teral. sa turandoo danaa ko may aw nag. ak la koy togg. yàlla suturaal ma na ma ko waxee laa ko defee. rëkkati naa 500,000 jox sama yaay. rëkkati naa aw nag ak la koy togg soble pomme de terre ak poobar la ca war lépp. jébbal sama turandoo yaay ngir mu xew-xewam. parce que looloo ma war ndax maay taawu famille bi. maa yor drapeau bi askan wi man la yat wi daal. sama yaay xam la tëjee wax ji. kontaan naa trop ci teraanga jooju. bettoo ma ndax yàgg nga maa taxaw yàgg nga maa dimbali yàgg nga maa sagal. waaye li ma gën a neex ci xew mi laa bëgg nga defal ma ko. ma ne ko mooy lan yaay mënuma damaa bëgg Sidi Diop ñëw way ko. ndeysaan. déglul. sama yaay de sama yaay ngi dund deewul mi ngi Liberté 6 fii. Matar Diop ngi dund deewul Sidi Diop ngi dund deewul kenn deewul ci ñi may waxal. ñëpp ngi dund. ma ne ko yaay mënuma naam ma ne ko Sidi du ko way. déglu baax li ma lay wax. mënuma Sidi Diop laa bëgg mu ñëw tegal ma orchestre bi laay fal ma. live. laay fal ma. ci digg mbedd Liberté 6 bi ma saggu ci sama kanamu nawle. ma ne ko Zeyna mënuma naam ma ne ko programme boobu Sidi du ko way de. lu tax munuma lu tax Sidi koy ma ne ko Sidi star la. Zeyna munuma naam ma ne ko Sidi star la du way ci mbedd. ku nuy fay di la seetaan doo la te. Sidi star la du way ci mbedd. Sidi ku bëgg taxaw jàkkaarloo moom mu wéyal la da nga koy fekk 5. baa nga fekk fu diine dëgg laay baa ci concert yi. mais teg baas ci mbedd di way ma ne ko naam ma ne ko Sidi du ko def parce que da ko dépassé. boobu lu tax ma ne ko waa taxawal ma ne ko lépp loo gis ci àdduna sama yàlla waxal de. ma ne ko lépp loo gis ci àdduna munuma naam ma ne ko niveau la. ba mu ca tollee. ba mu tollee ci way mbedd def na ko mais nag daf ko dépassé te loo dépassé bàyyi ko. ma ne ko Sidi tolloon na ci way ci mbedd 2014 2015 2016 ba 2017 Sidi tolloon na ci taxaw ñu fay ko 500,000 800,000 mu taxaw ci mbedd way mais Sidi Diop 2021 dépassé na di way ci mbedd ay mariage ak ay ngénte xeebuñu nag ñi way ngénte ak ñi way mariage mais niveau yi tolloowul. léegi sa dama yaay ne mere bu la ci ñëpp loolu. waa taxawal ma ne ko bu ñëpp doon tollooy cër. bu yàlla mayoon ñëpp li mu may kenn bu ko mayoon ñëpp am ñu xeeb seen cër. bien sûr il faut que ñu comprendre ne nit ñi faw ñuy nangu ci ñoom li yàlla dogal. d'accord ma ne ko Sidi yàllaa dogal ci moom fi niveau mu toll ci wàllu way fii ci Sénégal ci showbiz bu Sénégal mayetu ko muy taxaw ci mbedd di way benn pour des raisons de sécurité wóoratul ñaareel ba niveau am ak carrière am ak cachet am dafa dépassé loolu. léegi nga may ma tuuti. ma ne ko léegi ba xaaral ma daal fii dafa am solo. allez-y. ma ne ko léegi Zé mënuma naam ma ne ko bàyyil amul problème man dinaa la utal artiste boo xam ne niveau am tolloo naa way mariage ak way ngénte ci lay dund ci lay tedd bu ko deful du yóbbu këram te dañ ko koy nangu parce que foofu la niveau am toll dinaa la ko utal bu ko defee mu indi Sidi mu barkeelu sama yaay ne du dégg loolu daa dem yàq ma lu mel xeme lu ma waxul da ko fàtte téye boppam ci man mere ma pour 1 mois te terewul la ma ko wax def naa ko Sidi wayu ko Sidi wayu ko de beneen artiste ko way mais indi naa ko mu jaar fa def fa flash wax fa ñaari baat ñu dem parce que star la
dafa am fu niveau am toll du ma ko nangul loolu. léegi waa Thiat taxawal Thiat yi yàq waxtaan bi bu ko yàqamti. yàquma li war a leer tey dama loolu bëgguma nga yàqamti. li war a leer tey dafa bari. te dañuy toog ñu leeral. parce que xam nga lu tax ñu war a leeral. non image bi nga doon sàmm ci moom. waaw te yow maanaam say propre mbokk sax taxul yow nga wàcc garde bi nga xamante ni foofu laa doon dikkee kon attention bi nga xamante ni joxoon nga ko. mais dama ci reyante ku ne. voilà foofu laa doon ñëwee aussi. ñëwal ma tontu la. bien sûr loolu rek laa la doon leeral dama ci reyante ku ne. bien sûr parce que yaakaar naa ne ku jàmmarloog sa yaay. waaw jàmbur taxut a waaw ku jàmmarloog sa yaay defante ak moom nax lan. image yu sa artiste. bien sûr doo fi bàyyi jàmbur. tout à fait. 2 man la yàlla bindee noonu ku ma ne yow la. yow la. bien sûr ku ma ne du yow du yow. ndax te nag kii fàttewul de sa jaayu bakkan bi fi mu te nag ma leeral sénégalais yi ne. la ma nit di wax man Omaro ba ma takku ba dëggal laxasaayu ne ko yow la kuñ ko wax nga def lu raw li ma def. c'est très important. lan lañ la waxoon. waaw Omar du nit koo xam ne day toog nii rek doonub dof di miir di engagé ci ay nit di rey boppam déedéet man yaay ñëw ci man dénk ma sa bopp Sidi daa ñëw ci man fekk ma Ouest Foire dénk ma boppam te dénkaane bi tàmbaleewul Ouest Foire Paris la tàmbale ñu bokk benn programme maag moom Raxu Prod moo ko organisé woon en 2017. ok Raxu Prod engagé ma. mu war koo live. ma war koo produire ci wàllu télévision 3STV boobu maa ngi doog a ubbi ma ànd ak Raxu ànd ak moom ñu dem France. ci avion bi la ñu xamante maag si di aéroport la ñu xamante kenn présenté wuñu ñu fasante kóllëre mu yeesal kóllëre bàyyam ci man sam papa sa mbokku taalibe la sa wóllëre daf may wax ci yow lu baax ma ne ko sa papa moo ma yar moo ma tette sama premier single sant laa gën a wóor sa papa ko arrangé mun ma kon yow koo jàppale ko lu man yàq nga ko ndax maay sa doom lii moo indi baatu Sidi di ma wooyee papa. ok fii la kóllëre bi dooree. d'accord ñu ñibbi si jóge France mu fekk ma sama kër na ma père ma ne ko naam mu ne ma lépp lu waykat war a am yàlla suturaal na ma ba yëg naa ne mi ngi ci man. waaye njàppale laa ñàkk ak ginnaaw. dama bëgg nga jàppale ma. bi mu ne dama bëgg nga jàppale ma am ci dossier bu mu dugg muy dossier Baye Zale dafa mat a leeral. effectivement. parce que dama ko sekk ak xale boo xam ne damay bañ mu def ma lim def Baye Zale parce que damaa fekkee. ah bon kon fi mu ne yow da ngaa taxaw temm pour faire face ak Sidi Diop. non pas faire face. si duma moromam bay jàmmarloo ak moom duma moromu Sidi. mais kon liñ doon laam-laamee. am na dislocation am na. waaw tàggali ko am na. d'accord maag Sidi dootuñu liggéey ci àddina. muy dund may dund dootuñu liggéey. mu dee ma dund dootuñu liggéey parce que loolu sama décision personnelle la. waaw li war boo xam ne man maa ko jël. léegi li war loolu dinaa ci indi ay leeral. jaax na mais dama ne li ma lay wax mooy. ci sama tàmbali kàddu. sama ànd ak Sidi 4 ans la. 2018 la 2022. d'accord benn nit laa ci tooñ. benn nit laa tooñ ci ànd wi. yëg ne man maa ko tooñ. te amel naa ko aw àq te su ma ko baalul. bu ma dee danañ ma duma. muy Baye Zale. ah bon waaw ex ménagère u Sidi. ku dul Baye Zale bu ma la meree ndax Sidi showbiz la dañuy xumbal rek ak di jàmb. ku dul Baye Zale soo ma meree ndax Sidi showbiz la dañuy xumbal rek ak di jàmb waaye Baye Zale moom la ma wóor ne man takku woon naa armée wu ba dëgër pare pour rente ak moom ndax li ma Sidi wax ci moom. léegi lu tax nga wax loolu. maa ngi ñëw. acca balaa maa jóge ci Baye Zale. parce que moom sama diggante ak moom la ma ko déclaré woon guerre sérieux la. moom dama doon guerre ak moom guerre sérieux Baye Zale bu ma ko jekk woon dama koy rey. Omaro non dañuy waxtaan bisu wax la. bien sûr parce que dama ko sekk ak xale boo xam ne. li Thiat dafa am loo xam ne dafa mat a leeral. waaw il faut Sénégalais yi comprendre ma. effectivement j'ai fait 10 ans de carrière. ouais 2012 laa door ci wàllu way ak wàllu télévision. ba tey jii may wax ak yow 2022 fukki at. lu ne waxal nañ ma ko ci Sénégal. waaw ndeysaan. lu ne jin nañ ma ko ci Sénégal. waaye ba tey yaa ngi existé. lu ne. jël nañ ko muy étiquette ñu tappal ma ko ci sama kaw fii ci réew Sénégal. oto bi jiitu la ñuy corné. waaye Thiat mosoo ma dégg ma tontu. ndeysaan. mosoo ma dégg ma tontu. ndeysaan. tey tontu ma de. ndax Sidi waxul ci man. dara non man maa la posé. man maa am lu may dégg. yow yaa am loo dégg voilà. ñëw posé ma question. bien sûr. bi nga ma posé question. ma war a leeral parce que li tax may leeral mooy damaa xam gone gi ma ko sekkal. effectivement moo tax man tamit ma bëgg a xam. waaw ndax après réplique dina am. xam nga ànd ak réeroo ñoo ànd. bien sûr. ay nit ñuy ànd. ñooy réeroo. ñooy nekk ci ay jafe-jafe. bien sûr bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk te du teel léeg-léeg ñu màttante ba deret génn. jëkkër ak jabar lu ko gën a sori amul.
dañuy sàngu ci mbaaj ji def yaramu neen te dañuy réeroo bàyyi ko pañ daal. kon ànd moo ànd ak réeroo. waaye nag dafa am foo xam ne bu fa réeroo tolloo tu prends tes responsabilités yeewi jabar ji mu dem. waa léegi damaa bëgg nga dimbali ma ci ni nga tooñee Baye Zale. damay ñëw ci loolu li may wax fàttewuma ci dara. caat d'accord wax ji moo nekk wax joo xam ne. effectivement su leerul bis ni tey parce que man nit laa koo xam ne caat man bariwuma wax. man xam naa fii rek ngay waxee man du ma nit koo xam ne. dama fi war a nekk après teg la samay tànk site internet bu woote mën a la kaa ñëw. non man aw ma boobu jot. damay préféré toog wax benn wax mu leer bu ñu paree ku nit foo jaar. bien sûr dama ne. noonu nga yàgg dama ne. artistes yi laa wax ci Sénégal. tàmbalee ci Youssou Ndour mii seen papa. wàcc ci suuf ba ci Talla Diazaka mi ci gën a ndaw nekk xale ñëw barki Demba Ndiaye. muy ci Pape Diouf seen mag. muy ci Wally Seck seen mag. muy ci ñam tollo génération Momo Dieng Tarba Mbaye Mandiaye Seck Pama Bambali El Hadj Keita génération boobu Diaw Diop ñooñu xale yooyu ba ci suuf laa wax. dama ne képp koo xam ne mas naa laa wax wala ma wan la wala ma jëf la loo ma meree ci sama ànd ak Sidi showbiz la. dëgguwul ci man damay wax mu dëgg damay wax mu leer dama ne dama doon showbiz. dëgguwul ci man ndax jàmm laa la yéen. da nga doon jaay sa artiste. dama doon jaay sama artiste. dama doon valoriser sama artiste dama doon dooleel sama artiste mais dama doon showbiz. mais taxawaay boobu nga taxawee woon mbaa négatif wul rek ci seen égard. waaw mën na nekk mën na négatif mën na positif parce que showbiz la man ragalu moom mu négatif parce que xamul tax. showbiz la du diine du l'islam. du sunna du tarixa lambi golo la ku jug daanu golo yaa ko moom. kon tu regrettes. non. regretter non amul lu may regretter parce que gëmuma ko. d'accord dama ne. Wally Seck amul lu ma ko wax ci showbiz wala ma jëf ko lu may regretter. Pape Diouf amul lu ma ko wax ci showbiz wala ma jëf ko lu may regretter. d'accord Youssou Ndour Omar Pène keneen ak keneen Pama Dieng Momo Tarba amul lu ma wax ci showbiz wala ma jëf ko ñu gis ci seen bopp mu koy regretter. parce que xam nga lu tax dama doon showbiz du lu ma gëm. d'accord parce que ñoom jàmm laa leen yéene te moo nekk ci sama xol bii. lu ma leen wax ci showbiz wala ma jëf ko ba ñu mere ma ci dëgguwul ci man. damay jaay suma artiste damay porter suma drapeau artiste damay xeex pour suma artiste am assise mais du loo xam ne dama ko gëm mu nekk ci suma xol. d'accord kenn ki nga xam ne lu ma mës a wax ci moom dëgg la lu ma mës a jëflante ak moom dëgg la boo ma joxoon paaka nëbb bët yi ma rendi ko kooku mooy Baye Zale. ex-ménagère u Sidi kooku laa amel àq man Omaro te maa ngi koy baalu àq. d'accord li tax ma koy baalu àq nag xam nga lan la. waaw. lim dund ak Sidi. bañ jote ñoom ñaar mu dem ci télé bi indi ci ay leeral dem ci presse bi indi ci ay leeral man Omaro loolu laa dundal ak Sidi textiles. muy lan. mais nag du man la ko def wax day leer ndax gis nga géej. ku ne loo ci sóoboo noonu ngay tooyee. Tolof Njaay day wax ju am solo. mooy bu der yàqoo na aajo faju. d'accord. dafa am loo xam ne mënuma ko nangu. sama der yàqu ba pare sama aajo fajuwul du ma ko def. d'accord. xam nga lu tax. dama liggéey suma carrière ba dégg daal yi. doog a xam Sidi. j'ai fait 10 ans de carrière bi may def 7 ans de carrière laa xam Sidi. kon man toj naa Grand Théâtre toj Sorano. toj Montreuil toj télévision yi ci Sénégal. ñu bëgg ma gëm ma supporter ma dooleel ma ba ma am li ma am ci réew mi ma doog a xam Sidi. kon du ma nangu un bon jour Sidi di xëy suba di yàq sama der ak sama réputation ci kanamu sénégalais yi ma toog di seetaan. ci ban côté du ma ko def. moo tax may leeral. bien sûr. amoon na keneen ku mu doon du ma leeral. effectivement yàgg naa fee jàppante ay nit yàgg naa fi ànd ak nit ñu xëy réeroo mu toog këram ma toog sama kër. moom artiste la. te nit ñi dañ koy waaw mu toog këram ma toog sama kër. parce que xam naa ne ànd naa fi ay nit ñaata nit laa fi jël engagement jox leen bakkan ñu xëy réeroo ci kàddu parce que ànd mooy ak loolu ñoo ànd yéenoo ma leen lu bon. mais da ngaa gaaw a joxe sa bakkan bi waaw mais taxawal noonu la ma yàlla bindee mënu ma ko bàyyi su ma engagé woon suba Iba Ndiaye xaw ma ko na ñëw di way ma engagé ko suba ma jox ko bakkan borom bi ma jox si problème bi du nit ñi problème bi du nit ñi problème bi man la yàlla bindee noonu mais dama la ne yàgg naa fi réeroo ak ay nit ñu toog seen kër ma toog sama kër du ñu leeral du ma leeral parce que yàlla xam na mais damaa réeroo koo xam ne dama koo xam parce que daa réeroo ak ex-ménagère am Baye Zale ñëw ci man wax ma ci man lu tax ma bëgg a rey Baye Zale dégg lu baax fi ma waxee. waa léegi loolu mooy lan. wëlbatu ko wër ci mbedd mi tasaare wax ji ci nit ñi tax tey Baye Zale tekkeetul dara ci réew mi te billaahi wallaahi wataalaahi ak sama bakkan doom moo tooñ Baye Zale Baye Zale deful waxul li tax ma ne moo tooñ Baye Zale nag mooy damaa dem ba am ay preuve yu leer naññ ni lañ ma doon wax ci Baye Zale ak li am bokkul moo tax ma jël suma responsabilité na maa ngi jéggalu Baye Zale man maa ko tooñ. léegi nag loolu laa bëgg nga expliquer ma ko. waaw loolu li ma la ci expliquer rek bëgg mu leer mooy. waaw.
lan moo wor tax ci kàddu ko wor. waaw trahison. moom moo nekk base bi. xam nga moo dox digganteem ak Baye Zale. Baye Zale bi mu génnee di leeral digganteem ak Sidi li mu wax lépp boo ko calculer 2 plus 2 égale 4 wor la trahison. trahison boobu mu dund ak Baye Zale moom la dund ak Subatel. encore une fois mu indi leeral Sidi jotewul ak Omaro ma bëgg mu leer parce que damay bañ vidéo yi tas ci dëkk bi ñu ne Omaro ak Sidi Diop jàppante nañu xuloon nañ ña nga reyante déedéet Sidi xoosul Omaro xosiwul Omaro Omaro xoosul Sidi xosiwul Sidi li waral seen réeroo ñoom ñaar ba Omaro jël ay engagement ne dootul liggéey ak Sidi ci àddina baat ak tontu sax mënatu ko sikk ak moom Sidi Subatel la war te ku war Subatel war nga Omaro ndax man maay maxtaaray man ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ku war Matar Diop Subatel man nga war parce que mënu ma jàpp ci loxoom dama lay leeral caat. acca mënu ma jàpp ci loxo Sidi léegi soo paree nga may ma poser question. mënu ma jàpp ci loxo Sidi. yóbbul Matar Diop Subatel. na ko Matar mënu ma naam ma ne ko kii sama doom la. sama rakk la te xale bu nekk ci banlieue bi la mën a way. dama bëgg ñu jàppale ko. man for naa ci wayu bëy. ne Matar dafa bañoon. mais loolu mooy dëgg. amul for waaw for naa ci weewu bëy amul for ci ne Matar dafa bañoon. non amul for ci weewu bëy Matar dafa bañoon. lu tax waaw parce que bisu wax bu jotee da ngay wax nga leeral. waaw mais man moo parce que tax le problème mooy damaa dégg. waaw non le problème mooy boo waxul. ba mu jiitu la ci nit ñi. dootoo ko dolli. waaw lu tax te man nag li ci fekk Baye Zale nii mu yàq réputation am yàq deram ba tekketul dara ci réew mi man du ma ci fekk parce que man dama yor image yor tur nekk ambassadeur u kër diine mi kër Cheikh Béthio ba pare takk capitaine u 2STV man kenn du tilimal sama der di tëdd ci climatiseur may nekk naaj bi. moo tax may leeral. Matar Diop Subatel man damay tudd tur tudd sant tudd adresse tudd date tudd lieu. Matar Diop Subatel bi ma ko indalee Sidi ne ko damaa bëgg nga jàppale ko dama bëgg nga produire ko mu signé Subatel Matar daf ma ne du fi signé. loolu nga dégg dëgg la Matar daf ma ne du ma ko jël du fi signé ma ne ko Matar booy bi am na talent mën na way nañ ko jàppale munuma du ma ko jàppale parce que warkat la. ma ne ko Matar looy wax nii ku la ko wax munuma Ibou Combaana ma ko wax ndax daal liggéey ak moom war ko. man ay tur laa lay tuddal Ibou Thiamane c'est un grand producteur xam nañ ko au niveau national xam ko au niveau international. moo woo Matar Diop ne ko gis naa Omaro di indi Sidi Diop sa kër ñu fay jaabante fan yi bu la dara jëlee ci àdduna di liggéey ak moom parce que warkat la mu yéex ak mu gaaw Sidi da lay war. dégg naa tamit ñu ne la fekk mu ubbi studio def benn studio ci biir këram. non foofu yegguñ fa. foofu yegguñ fa. parce que parcours bi dama bëgg ñu topp lépp ca kaw. mais xam nga émission bi daa am durée. waaw ca kaw ba ci suuf. foofu dinaa fi indi ay leeral. très bien. Ibou Thiombane ñu bari nee nañ looloo tax ñu mer. Ibou Thiombane moo ne Matar Diop. bul liggéey ak Sidi parce que da lay war. Matar woo ma ba ma ñëw na ma su ma rakk nga je t'aime beaucoup. Omar aw ma caw sago yaa ma gënal ku ma am mais mënu ma liggéey ak booy bi parce que man xam naa sama bopp. damay engagé wu te ba kenn laay joxe te taluma di engagé wu ci ginnaaw kenn mu di ma war ak di ma fen te kii li ma dégg ci moom sama xel dalul ma ne ko Makhtar mënu ma naam ma ne ko loo dégg ci moom benn man bi ma engagé woon ne dama koy jàppale dégg naa ci moom fukk waaye nanu ko jàppale rek te yàlla tax àddina amul solo te kii xale la même bu fekkee day war wala day fen sax erreur de jeunesse la parce que day gone. succès bi mën naa bari ci moom ndax succès mu taadar la bu yéesee baaxul bu ëppee baaxul ma ne ko succès bi mën naa bari ci moom ba ëpp mu overdose tax muy def yii muy def. waaye xam naa ne kay jàppale ma ne ko waaye xam naa ne. ñun ñaar waaw ma ne ko waaye xam naa ne ñun ñaar bu ñu ko encadré lii laa xam ma tardé. ma ne ko nga fii te ngay jox waaw succès mu taadar la bu yéegee baaxul. succès mu taadar la bu yéegee baaxul bu yéesee baaxul daa war na ci suuf man a Matar li ma bëgg mooy nañu ko encadré lii ñuy wax ci moom ci wàllu wor féetewal ndeyjoor ma féetee càmmoñ ñu jàppale ko ba lii dañ ci moom. ndeysaan. Matar na ma ma ne ko waaw mënu ma baax na nañ doxal. ngeen doxal. ñu doxal. signé contrat 2 ans. ba 2 ans yi fii may wax ak yow jeex na ba ñu ngi woon ci négociation pour renouveler. xaw ma ndax jot nañoo renouveler wala renouveler gul parce que man wax dëgg yàlla carrière aussi rek ay mbiram sama yoon nekkatu ci am naa ki droit. mais dama la ne Makhtar amul mbetteel Matar li bett ko de. yow la bett. waaw Sidi Diop war na Subatel bettul Matar man la bett. Tacaat dama ne ana mère Dieynaba Fall. mi ngi fi. bi muy fat Sidi këram jànkat la woon. di xëy di jàngi école. mu fat ko këram ba mu mën a way. mu wutal ko orchestre boole ko ay waykat Iba Sey jël bakkanam bii teg ko ci. oto bi Sidi njëkk dawal Iba Sey ko jënd. Makhtar Sey di seen rakk maxu production tournée régionale bi Sidi njëkk def 14 pays fii ci Sénégal les 14 régions Makhtar Sey ko produit teg lu table bi lu ëpp 17 millions Baye Zale ba mu génnee indi na ci ay leeral waaye ñoom danoo dee
danoo feebar danoo wayaase danoo immigré ji ñooñu ñëpp a ngi fi da nga toogati ba dégg Sidi wax seen wax war na leen bu yàgg ba mu génn ci seen biir kenn xamul kañ la. waa léegi Sidi bàyyi na leen ca bàyyi njëkk ya. Sidi ci fan non dama lay wax. il faut que wax ji mu leer. d'accord bul yàkkamti. lii dafa jar non dama lay wax lii dafa jar nga def ko 4 émissions. parce que mbir la moo xam ne. bu leerul moo xam naa su ma toogee si yow. dina leer mbir la moo xam ne bu leerul. voilà bis bu leerul. te xam naa ne ndeysaan kii ngay wax nii. koo teg fenn la koo jox cër la moo tax mbir mi méttee la. waaw très bien. moo tax tamit xam naa ne xol ngay waxee. waaw mais c'est vrai xol laay waxee. comprendre mais tamit il faut ñu comprendre. waxuma waxu ku mer. non 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 non. waaw non non maanaam ku sori ci yow ngay wax. waaw il faut que sénégalais yi ñu comprendre. man dama am yoon. am carrière. sacrifier sama yoon sacrifier suma carrière ndax dooleel Sidi Diop xam nga lan mooy sama yoon. yoonu cant gi Cheikh Béthio sëñ Saliou mooy sama yoon dama ko sacrifier. tuubal naa ko yàlla dañoo stand by non taxawal rek ñu waxtaan affaire yu bari. tuubal naa ko yàlla. loolu yàlla rek laa koy tuubal dama yàlla jéggal ci samedi yi daan jot. Cheikh Béthio nekk ca Mermoz ak njabootam di sant Serigne Saliou ma baleen fa dem Sidi Diop 5 ngir dooleel ko. parce que booba xam naa ne mënul way te gisuma il faut que may ñëw di ko doole di ko assister loolu àq la woo xam ne amel naa ko njabootu Cheikh Béthio maa ngi leen koy jéggalu sacrifice la maa ko def beneen sacrifice bi mooy sama wàllu liggéey damaa ubbi télévision 3STV investi ci plus de 40 millions talatuma ko ndax carrière Sidi damay bàyyi télé bi ànd ak Sidi dem Gambie spectacle di bàyyi télé bi di ànd ak Sidi di dem Kaolack Louga Fatick waaw mënuma dem parce que pare naa ci yooyu génn naa ci di dem Fatick Diourbel Tamba Kolda Liberweri. Omaro nag pare nga nag fu Sidi dem ma topp ko. ndeysaan sacrifier sama télévision ba télévision bi am chute. effectivement 3STV site internet yeeg télé yu ndaw yi nekk Sénégal. moo ci ëppoon bayre ëppoon ci coow ëppoon ci abonné ëppoon ci ay vues. maa ko yàq man xam na laa yàqee 3STV ndokk ba ma ko moomee ndax xam naa ne 3STV bu nekkoon alalu jàmbur ci kaso bi laa jëm. mais ndokk ba mu nekkee sama alal na rees ak jàmm mais man maa yàq sama projet parce que maa investi sama projet investi ci plus de 40 millions ba ko fi war koo topp ma ko ma topp Sidi Diop parce que ndax lan damaa war a def sacrifice pour Sidi réussir ba télé ba chuté na télé ba fay na jeex na ku ne dem yoonam waaw loolu benn sacrifice la boo xam ne def naa ko ngir Sidi ñaareelu sacrifice bi mooy bi carrière bi door ma jël engagement yi 2STV ku ne xam ne na maay capitaine bi dogali yàllaa ko dogal boo demee tey TFM Pape Cheikh Diallo mooy capitaine bi dogali yàlla nga dem Sen TV Cheikh Sara fa ne mooy capitaine bi ITV Boubacar Diallo mooy capitaine bi mais 2STV boo ñëwee Omaroy capitaine bi loolu dogali yàlla nañ ko nangu te ñoom nangu nanu ko 2STV jël seen responsabilité jox ma juróom benn émission may feeñ télé du lundi au samedi xam nga lu tax ñu nangu émission yooyu yëpp rocc ko ba bàyyi mag benn émission muy cant gi mais di la kalal ay programme ak ay production te doo ñëw kale invité kale production génne caméra yi matériel yi dara desul lu filmé ana Omaro. kon Omaro daal lépp la sacrifié woon non ana Omaro ma nga Kolda ak Sidi ana Omaro ma nga Ziguinchor ak Sidi ana Omaro ma nga Tambacounda ak Sidi ana Omaro ma nga Touba ak Sidi ma nga fii ak ma fa ba émission yi yàqu gars yi programme yi ñu may programme te du ma ñëw metti leen énervé leen ba ñu rocc ma ci programme yi bàyyi mag benn programme boo ma fa indi woon muy cant gi te nag parewaat naa tey pour à partir d'aujourd'hui bépp programme boo xam ne yàqule woon naa ko bi 2STV ndax Sidi dinaa ko jëlaat dès demain en mai doxalaat ko ndax man loolu muy suma métier loolu mooy suma carrière waaye léegi man suma carrière ak suma vie ak suma wayjur suma mbokk suma xarit suma am di jàmm yi ma sacrifié woon ñëpp xul ak ñoom xeex ak ñoom reyant ak ñoom ndax Sidi léegi li ma ci mënul dolli nag mooy Sidi wala bëtuko di yàq sama der di ma tilimal di sali sama image may toog di seetaan du ma ko nangu. léegi nag moo tax nag ma génn indi ay leeral. effectivement wax nga lu leer loo xamante ni tubaarkàlla ku ko dégg rek. dina comprendre waaye ba tey man li ma soxla exactement laa amagul. mooy lan mooy le pourquoi. lan mooy wor bi lan mooy wor bi en réalité. le pourquoi ci laay ñëw. très bien wor bi. bi mu signé suba teel. waaw dafa am lu ñu def ci contrat bi. muy lan. mooy toute prestation physique. toute prestation physique. effectivement. da ngaa war a jël 60% télé bi jël 40%. d'accord loolu la ñu wax. télé bi mooy Subatel. télé bi mooy Subatel. d'accord label bi sax maanaam télé bi. label bi waaw label bi. label bi mooy Subatel. moom mooy 60%. label bi mooy jël 60% artiste bi jël 40% loolu moo nekk ci contrat bi. ah ok d'accord. waa léegi yow dañu ne toute prestation physique mooy yow. jaar ci mariage sax wala ci ngénte wala anniversaire sax sàmm kóllëre def acapella ñu may la fa 10 000 sax da nga war a ñëw ci label bi jël 4 000 yi jox leen jël 6 000 yi
parce que loolu moo nekk ci sa contrat te terewul télé bi may na la label bi may na la loolu may na la bépp jotaay bu la bett yaa ko moom ci anniversaire yeeg mariage ak ngénte yi boo fa jaaree def flash barkeelu fa 2 mots 600 000 1 million 2 millions boo ko fa amee defal sa poche label bi may na la loolu. may na la ko waaw may na la ko. Matar mayee na ko ci xol bu sedd guy moog son DG. Souleymane Awalaay DG label bi ma ko nuyu de passage. ak The Best Production mi seen directeur artistique ak équipe bépp. ma leen nuyu kon grand événement yi moo ci bokk. léegi nag liñ la mayul xam nga lan la. mooy lan. playback single. clip. album ak spectacle son et lumière. loolu label bi mayewu ko. loolu loo ciy def ak di ko ci wax. boo ci amee 10 000 yaa moom 6 000 yi label bee moom 4 000 yi. waa léegi li ma la wax sànq na la maag Sidi jotewuñu. juumoo est-ce que label bi moomul 6 000 yi moom artiste bi am 4 000 bi. bu ñu ko tegee ci yoon noonu la war a demee. waaw loolu nga non mais loolu amul. déedéet loolu amul. bu ñu ko tegee ci yoon. waaw bu ñu ko tegee ci yoon. waaw bu fekkee yoon la wàllu production. ni mu waree. ak ni mu laajee ak contrat bi. label bi moo war a am 6 000. artiste bi am 4 000. bu cóolee ba cóol nga dawal yërmande. 50-50 la war a doon. d'accord label de production yëpp moom la ñuy def muy 5 000 5 000. d'accord parce que ñoo yor sa image ñoo yor sa lépp ñoo def lépp. d'accord mais Makhtar Diop suba teel ca xol bu rëy ba ca joli kër ba ak ca mbaax ma. moom daa xañ boppam jël 4% jox waykat bi 6%. d'accord muy 60-40. d'accord waa léegi nan nga mën a nekkee ci label di dem di def ay prestations playback di encaisser 1 million 1 million 500 te sa label duñ ko yëg. bañ jàpp la loxo ci poos. kon Sidi loolu la def. lii laa ko bàyyee non dañoo waxante dëgg lii laa ko bàyyee man defuma dama ne ba fii ma toog Sidi waxul jox ma waxuma delloo ko jotewuñu ma ak moom amuñu problème damaa jàpp ci loxoom yóbbu ko ci label bi jàppale ko xeexal ko sonn ci moom rayante investir ci moom plus de 100 millions ci 2 ans yi tama xam ci dara Sidi wëlbatiku di encaisser 1 million 500 di ko lekk baleen te bu doon benn 1 million 500 la ma mën a wax mais def na ko 10 fois. ah waaw élection mairie yi Sidi dugg na ci région yeeg quartier yeeg dëkk àll yi buy dem playback yi di encaissé 1 million 500 1 million daf ñuy tàggu day dugg ci àll bi da dem dafa yaramam ku ne am na ki droit ñu ñaanal ko bàyyi ko mu dem nekkate bu demee day dem playback bu ñu bisee ñëw encaissé 1 million 500 2 millions dajale jox daal di xëy suba dugal ci banque bi. waaw léegi moom ndeyam liggéey na moom moo baax moom muy nit moo yeewu moom mooy dem di liggéey dugal ci banque am après ñun ñooy sacrifier suñu life sacrifier suñu image sacrifier suñu derek suñu lépp bàyyanteg ñëpp ñun di jël suñu alal ñun di ko génnee ci banque bi. di ko investir ci léegi may ma poser foofu. léegi benn xaaral ñaar la. léegi benn. waaw mooy playback yi. di encaisser ay playback ci àll bi ak ci région yi. di lekk xaalis bi def ci kontam ak di noos toog di ñu seetaan. Matar du yëg du ma yëg. ñaareel bi mooy single privé yi. xam nga lu single privé. déedéet. si dafa xëy suba ne moom dafa am jom dafa nangoo liggéey dafa gëm boppam il faut que mu am studio biir këram parce que temps bi muy passé ci xaritam yi di playback di jouer play ak di génn di taxawaalu dugg ci loo soo newul fu ne ko dugg fu ne ko toog fa amul njariñ amul chance nañ ko jàppale mu investir studio këram di liggéey di tëju di liggéey ma kontaan fier Matar kontaan fier ñu jàppale ko taxawu ko suñu xalaat suñu doole suñu am suñu xam-xam suñu lépp ba mu ubbi studio biir këram studio beeg néegam a jàkkaarloo. d'accord xam nga studio boobu nekk pour lan la. ñun dañ jàpp ne Sidi dafa ubbi studio parce que dafa bëgg liggéey nekk Sidi dafa ubbi studio pour des singles privés mooy lan ab géer goo xam ne bëgg na ay way te bëggul buzz xam nga bëgg a way ak bëgg buzz bokkul. am na deret boo xam ne boo ca bokkee foo jaar bëgg ay way kuñ daan jàkkaarloog sa maam di ko way. daan jàkkaarloog sa baay di ko way lu la sa métier ak sa liggéey tënk ba bëggoo ko la way mu def coow ak buzz ndax ci li ngay yëngu waaye bëgg nga tamit ku la bàq yëngal sa deret nga déglu ko sa néeg bëgg nga ku la bàq yëngal sa deret nga déglu ko sa oto Sidi di encaissé ay single privé 3 millions di ko lekk ñëw toog ne këmm di ma xool di xool ma taal. mais single yi mi ngi ko doon rendre. dërëm ñëwul nga naan mi ngi ko doon rendre. non mi ngi doon rendre ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wax ñu way leen. waaw mais këram da koy defee. loo ca xam. lan laa ca xam lan la ci Matar xam. waaye léegi d'accord. këram lay toog néegam ak studio bee jàkkaarloo. créer bit xamu bit. jël musique rek créer. comprendre teg ay way ci kawam. jébbal ko nit ka mu fay la. waaye léegi d'accord mais loolu du yoon. waaye léegi parce que loolu label bi 3 millions yooyu bu ñu ko tegee ci yoon. label bi moom 40 pour cent yi. waaye léegi moom 60 pour cent yi. waaye léegi nan nga mën a encaisser 3 millions ci single. masali la ko defal man sama wax day leer parce que li may wax dama ci am preuve à l'appui baaraam duut te nag mbir mi
daf ma jaral jar goo xam ne du ma toog mukk di xoolee gone gu tuuti gii di yàq sama réputation ak sama der ci Sénégal may toog di mais nan la mën a di yàqee yooru sa réputation non dama ak xam lan la booy wax bi lan dama la xam wax booy bi dama xam je connais ce petit je connais sa gosse maa ko yar sama doom la dama ko xam lim def Baye Zale ba nit ñi mënatuñoo xool Baye Zale barke alxuraanu karim bu ma ko defee ñu génne ma dëkk bi je connais ce petit waa léegi sànq bu ma ko defee ñu génne ma dëkk bi léegi nag man balaa moo koo def tama am carrière am papa ak yaay mbokk ak mbéju ñu yaakaar ci man damay leeral sénégalais yi li xew lépp léegi sànq bu ko neexee nag sénégalais yi nag kuñ neex faral kuñ neex àndal mais ñu xam li xew sànq da nga wax lu am solo single privé yi lay ñëw ba pare waaw Massaly dafa am benn politicien bu nekk Thiès daan ànd ak Abdoulaye Wade bu tudd Massaly yaakaar naa maire la xaw ma doon xëccoog maire ak yooyu soxla ab single privé ñu woo Sidi waxtaan ci ak moom Sidi waxtaan ak moom ba tënk ci kàddu ba muy dem di jëli xaalis bi yaa awa rasul la àndal pour mu leer moom sama der set non aw ma ku may làq ak ku may nëbb damay wax ji mu leer bi muy dem di jëli xaalis bi 3 millions yi yaa awa rasul la àndal ak Papa Gueye kii denc xaalisam parce que yaa awa moo ko présenté Massaly ne ko dama bëgg mu jàppale la mu ne Massaly comme da nga jëm campagne dama lay way ñu waxtaan ba déggoo ci kàddu Massaly jox ko 3 millions mu way ko 3 millions yooyu label bi da ci am 40% te lekk na ko bàyyi label bi lii moo ma naqari mooy lu tax Sidi label bi ak Omaro pare pour rey seen bopp ñàkk seen alal man mënu ma la wax combien de millions laa ñàkk ci Sidi keroog ba mu jàppanteeg Baye Zale te tëmbal ay bagaasam 4e étage génne ko kër gi mu ñëw ci man di jooy Abou Sala la àndal ak moom Mbaye lu ma la wax tur laa la jox parce que dama xam fi may wax dama xam ci li may taxaw te wax ji àdduna du neex ba Sidi dem porter ci plainte xam nga am nga droit bu ñu la sosalee wala ñu wax lu dëgg ñu porter plainte maa la ko wax je le défie Sidi Diop maa ngi koy défier bu dee li ma wax man war naa ci dara na ma yóbbu ci yoon parce que lu ma wax dama ci am ay preuve lu ma wax rek mi nga ma téye ci sama loxo bii Abou Sala la àndal ak moom Mbaye ñaari tëggkatam fekk ma sama biiru 3STV di jooy naa ma li ma Baye Zale def nettali fi mu jaar ak Baye Zale ma mer chauffé tàng jër ubbi sama turaal bureau maa ngi ci den ci 8 millions rëkkati 1 million yi may ko naka dama nguti foo dëkk rëkkati waat beneen 1 million xotti jox moom Mbaye 100000 jox Abou Sala 100000 ay tëggkatam nañ ñoo ko tëggal ne leen ànd leen moom ngeen dooleel ko ngeen jàppale ko utul ko fu mu dëkk léegi après li ma Sidi fayee un bon jour mooy suba teel ba ma ko yóbbu woon war na leen trahir na leen ndax encaissé na ay single privé lekk xaalis ba te joxu leen ci seen wàll encaissé na ay playback privé lekk xaalisam te joxu leen ci seen wàll loolu naqari ma lool sama xol bi ma fas yéene ko xeex na ba keroog may dee ndax man ku laal Matar man nga laal te dama xam li Matar daj ndax Sidi mérité woon na leneen lu dul lii ci carrière Sidi ma jug nag porte combat bi di ko xeex léegi nag li ci gën a naqari nag gën cee metti moo yàq der gi man nekkati li may ànd ak Sidi yëpp di ci rey sama bopp di xaroo ko xeex di xuloo ko histoire ku ne Sidi mais bul xajal nit ñi seen diggante nag non dañuy expliquer du question xajal est-ce que yàq der bi aussi moom yow dégg nga moom mu wax du question xajal lu ma la wax preuve la aca ñëwal lu ma la wax preuve la dañ ko enregistré yii ay appel la yoo xam ne ñam ko waxal ñoo ko enregistré yii ay appel la yoo xam ne ba muy woote di ko wax ka toog moo ma ne boo jàkkaarloog télé bi neel ba mu koy wax maa ngi toog dama lay wax lu leer nañ ay bomb boo ko rangalee ci dëkk bu benn explosé day taal yëpp. effectivement benn bomb moo tàkk mooy bomb playback yi ak bomb single yi mais daa taalaale yeneen i bomb yeneen bomb yi mu taal nag mooy wër gi muy wër ci jigéen ñi ak ci xale yi di wax naan moo yor suba teel c'est faux xale bu jigéen bu Sidi jàkkaarloo ne la maa yor suba teel maa fay dugal xaalis su ma amul contrat wala su ma amul single duñ lekk waxul dëgg day fen ah bon Matar waaw communiqué na ko ci jigéen ñi ba wax ji yegg si waat na ci ñun Matar jot na wàllam jot naa sama wàll bu ko waxee waxul dëgg suba teel ba ñuy tedd di géej yor ay millions di ko def ci suñu compte yi boobu Sidi wayul Matar ba muy takk ay millions moomal ko boppam di teral jaam yàlla yi boobu Sidi wayul ñu bari bi ñuy kon xam Matar Diop bu Sidi taxawee vraiment naan mooy may label bi xaalis waxul dëgg te wax na ko ay nit ñu gëm ko ñooñu ko gëm li nga yor ay audio dama jaaxal waaye nag ñooñu ñu gëm ko ñooñu ko gëm laa bëgg ñu weddi wax ji ndax wax ji amul deuxième bi man mi nga xam ne sacrifié naa sama lépp man sama alal sama mbokk sama xarit sama wéyjur cant ga ma nekkoon man j'ai tout sacrifié pour lan bu nga Sidi ba mu xëy sëgg ba mu xëy dégg roi du mbalax man sacrifié naa lu ne ngir lan bu nga Sidi ba Sidi xëy yor la musique sénégalaise téye ko en main di dog di buum di bummi di dimbalee di teralee te wéy la aw yoonam man li ma Sidi fayee xam nga lan la dem ci xale yi jigéen ñi ne leen maa yor Omar
ah mu ne yow moo yor waaw Mayor Omar la ñuy wax Mayor Omar. financièrement. waaw financièrement. d'accord parce que comme moom complexe la arriviste la day bëgg bu jàkkaarloog xale yi jigéen ñi ñu imposer nit mu écraser la pour nekk. waaw dafa desee yor jikkoy gentleman un gentleman comme Omaro su duggee kër xale bu jigéen nga samp sa góor teg day fexe nu mu sampee boppam mais moom bu duggee sa kër nga samp góor teg day yàq ku góor ki ngir mën a nekk. léegi bu demee ci xale jigéen ñi seen appartement yi ñu ne ko sa papa ñëw na fi démb def na fi nangam def na fi sàngam xam nga papam tamit gentleman la xale yi dañu ko bëgg ba pare daa xam teraanga papam day terale man fu ma dem lu ma yor fa laa koy bàyyi man damay terale man parce que loxo bi dafa gaaw noonu la ma yàlla bindee man damay terale dama yëwén léegi fu ma dem bàyyi fay teraanga fu ma dem bàyyi fa ay teraanga. est-ce que Omaro mi ma doon waxtaanal ak makkaan ba dépassé waaw dañuy waxtaan ba tey man moom la laay même waxal Omar soppiwul changé wul même Omar la parce que dafa gaaw daal. non même Omar la li tax mu gaaw moo yàlla moo feeñal yàlla moo ma sëlëm d'accord man dama doon nelaw ok non man dama doon nelaw parce que man su ma yeewu woon am xel nekk nit ku intelligent du ma gis ni ñu def Méridien ba Fall def ko Ibba Sëy def ko Makhtar Sëy def ko Ndey Gueye fecckat bu mag bi def ko Xaadim Gueye rakkam def ko Cheikh Gueye rakkam def ko Ngañ Demba mi ko doon wat ak Père Mbaw ma wëlbatu ko man toog di jël engagement yii ma jël man waa Géejawaay yëpp daf lañ ma jàppee dañ jàpp ne wéruma parce que xam gi ñu xam booy bi ci war wëlbatu ko gis ma engagé ko nii ma ko engagé dañ ne kii wérul vraiment mais nañ ko bàyyi ak soirée almadi bi fi amoon bombu yeeg lu ne ñu commencé di ko wax lu ne man la tout c'est Omaro tout c'est Omaro kon lépp yaa ko créé woon non du question créé sacrifice créé wu ma dara damay gis lu am ma génn wax non man non créé ma de non awma lu ma créé effectivement damay yow da gis ngay lu jaay am sa artiste non damay gis lu am ma génn wax ci xaru ko créé wu ma dara damay gis mbir xew ma génn wax ca ok waaye dama ne man bu ma yeewu woon nekk nit Sidi fi mu jaar ak waa Géejawaay man waroon naa xam ne yàgg-yàgg Sidi dina ma won tuun gu mu ñuul kukku ma waroon naa koo xam man waaye sama mbaax ak sama xol ak sama mën ànd ak sama mën jàpp nit moo waral ma bàyyi woon lépp ci biir teg ko ci loxo yàlla macha allah léegi nag loolu sacrifice ya ma ci def lépp man li ma ñàkk man amoon naa ay autorités yoo xam ne dama la koy wax tey amoon naa ay autorités yoo xam ne ay ministre lañ ak ay DG 2 ans yi mujj dañ nekk tabaski wax ji dama ci dul baaraam tabaski 2 ans yi mujj seen xaru tabaski ñëwul ci man. lu tax 2 ans yi mujj seen dërëm 1 franc ñëwul ci man te dañ daan takk 10 millions di ma may dañ daan takk 5 millions di ma may dañ daan takk 3 millions 4 millions 2 millions di ma may ndax lan maay seen communicateur maa yor seen kàddu duñ dem ci mbooloo te taxaw ma ndax lañ bëgg dégg maa koy wax. seen communication à la télévision maa ko yor maa leen di communiquer xam nga lu tax ñu bàyyi ma. biñ tollee ci diggu showbiz bi Wally Seck ak Sidi Diop. ma wax ca na ma ca waxee. jëf ca na ma ca jëfee. dañ la mere taxawoo ci taxawaay ba ma ko taxawoo te waruma ndax sama statut li tax waruma ñaar day feeñ. waruma parce que Wally suma mbokk la. kon tey rendre nga compte que ne waru la. non. déggoo li ma wala moment bi nga koy def sax xam nga ne li ma la wax man dama gëlëmoon man est-ce que liggéeyul ma woon sax man est-ce que jàpp muñu ma ci gàllaaj non je te parle sérieusement man dama gëlëmoon man dañ ma liggéeyoon man dañ ma jàppoon ci gàllaaj yeewu ma def ma ab xar boo xam ne foo ko diri mu jëm man li ma nekkee woon maa ngi doog a comprendre ci fukki fan yu mujj yi doog a def prise de conscience ne li ma nekkee woon teyu ma ko te nit ku normal du ko nekkee man dama pare woon pour rey ñëpp ndax Sidi pare woon pour bàyyante ak ñëpp pour Sidi sam baab bi ma jur bu ma wanee mbañ ci Sidi keroog la may gëj a gis keroog la may namm pare woon pour ñàkk 2STV ndax Sidi pare woon pour 3STV fay ndax Sidi pare woon pour artiste ne Sénégal yëpp bàyyi ma ndax Sidi kon man j'étais prêt pour tout. kon su ma demee ba comporté woon nii nit ñi war nañoo xam ne je suis déçu dama am mbetteel. d'accord waaw dama am mbetteel. mbetteel ma am nag su ma ko sëkkoon nag ku maanu wala ma sëkkoo ko ku noppi. wala ma sëg ko koo xam ne day toog jàpp njàmbaram xam na kat yàlla mooy sosub ànd moo koy dog sama ànd ak Omar kat dooroon na 2018 jeex na 2022 dogalu yàlla mu noppi boole pat ak organisé toog këram damay noppi du ma wax. waa léegi mais dama ko sëg ak xale boo xam ne kaña la xam nga luy kaña. day gas ci suuf yow yaay waxkat bi yow Omaro yaay dem ci télé yi di wax ak rajo yi non moom dalee baag wax ji mais ci suuf lay gas di wax li muy wax te ku mu wax nga gëm parce que fu mu toog wax dana fa jooy. loolu moom amul xaar c'est calé fu mu toog wax dana fa jooy fu mu toog wax dana la tegal ay sart ak ay preuves yoo xam ne doo ñeme gëm ne kii waxul dëgg. waa léegi te la muy wax lépp c'est des films et des trucages. léegi may ma tuuti ma expliquer la nag jërëjëf Guèye kontaan naa ci leeral yi sama xol sedd na ci te liñ doon ruumandaat doon ko lam-laamee leeralal nga ma ko tey
waaye man damay poser question en tant que journaliste gi ma doon ak li ñu ma fi tegee est-ce que bi réeroo amee jël nga temps toog ak moom wax ak moom xamal ne ko booy lii ngay def neexuma te it fii nga nekk samay nawla laa fi nekkal maa la fi indi beneen bi ci topp bi may posé waat comme yow boo tàllalee doo bëgg a bàyyi ñu bëri ñu ngi naan le fait que mu ubbi woon studio këram ndax sànq yaa ngi ma doon wax ne lépp loo xamante ni maanaam bett na ko nit proposé ko pour mu xew ko wala dara dañ ko may est-ce que loolu mënuñu ko woon a considérer boole ko ci lobbying bi ñu koy may parce que moom xaritama ko woo wala nit koo xamante ni daf koo bëgg ne ko dama bëgg nga defal ma lii pourquoi rek ngeen jël loolu bëgg koo boole ci li war a dugg automatiquement ci contrat bi loolu bokk na ci beneen question bi ñeneen ñi aussi ci audio yi nga am bu dul woon audio yi est-ce que leer na dëggantaan audio yi est-ce que bokkul ñoo xam ne dañoo bëggoon sos rek bëgg a yàq sa diggante ak moom parce que nit ñi tamit ñu ànd la ñuy bañ loolu yëpp est-ce que sóoraale nga ko muy 3 questions yooyu léegi tàllalal dama lay dénk benn baat acca fii luñ sos amu fi kon yow da nga persuadé non dama ne dama bëgg nga déglu mu baax attends mënuma toll fi ma toll ci réew mi caat xale laa waaye kilifa laa ndeysaan plus de 13 millions laa investir démb ci fondation def ko ay don ay xar ak soble pomme de terre diwlin maye ko ndeysaan du ma wax lu ma leerul te du ma bëgg lu dëkk bi yëngu lu ñu coow ak lu ñu bës ba may wax ci site lu ma maîtriser wul dama ne lu ma la wax dëgg la parce que lu ma la wax jox naa la tur jox la sant jox la adresse jox la date effectivement lu ma la wax c'est la réalité d'accord Matar Diop suba teel daa moomeewul ay wax ndeysaan moom bu jàmm amee sax du wax waxtuma la bu fitna amee waaye bu mënoon a wax tey bu fekkee dana tegg lii ma wax yàlla naa ñàkk suma ndey benn doom bu góor laa am Seydina Serigne Sall lu tudd France lay yeewoo lii may wax bu ma ci waree benn baat wala ma créé ci benn baat yàlla na ma yàlla faat yàlla na yàlla faat sama doom ma ñàkk ko àddina ak alaaxira aw ma lu ma ci créé lu ma la wax dëgg la léegi toog waxtaan xam nga tax mënul am daf ma daan tooñ man en personne ñu toog waxtaan ma sàmba du yëg ma démb du yëg ma bàyyi mu sedd man dama ko daan tooñ moom ngeen toog waxtaan ñu toog waxtaan ma sàmba du yëg ma démb du yëg ñu bàyyi mu sedd mais mbir mi doonatul mbiru tooñ bu ñu jaawale tooñ ak trahison lii trahison la lii war la mooy sàmm ak say nawle loo xam ne dañ koo bind écriture noir sur blanc nga yollee ko dem jëfe ko te yëguñu lii war la lii bu doon tooñ ma baal ko Sidi parce que yàgg na ma tooñ ma koy baal man yàgg naa ko tooñ mu may baal waaye lii du tooñ lii c'est une trahison lii coup d'état la Sidi dafa coup d'état Makhtar Diop suba teel lii coup d'état la te man ku coup d'état Makhtar Diop suba teel man nga coup d'état kon mënuma la ko jéggal mënuma la ko baal moo tax mayuma kenn toog waxtaan ku ne jéem na ko nag ku ne imposé na ko wallaay xam nañ ko ku ma woo di ko jéem la ma la ciy wax ba pare waatal la ko fa nga jaaree coupa yow dootoo ma woo rus naa ko wax ci télé bi li gën a rëy ci àdduna laay jël teg ko ci sama diggante ak Sidi pour nit ñi xam ne man pare naa ki jeex na parce que man du ma ànd ak warkat est-ce que yaa ngi may dégg muy benn ñaareel bi studio bi mënuñu ko may label bi du jël risque di ko may studio bi parce que boo ko may studio bi mooy sekkatu leen production la production c'est le studio on dit la vérité d'accord lii génn di saf nit ñi di neex nit ñi ba tax ñu naan Sidi ñuy bokk suñu liggéey ci suuf di manigancé li ñu manigancé def li ñuy def ba succès bi mën a taxaw ñu téye ko amee studio la jóge buñ ko enregistré wul Bakane Seck the best production lañ koy enregistré te best say bind mooy def lépp li ci war li si di way yëpp mu nekk it best sa bind best sa composé best dafa lépp kaay taxaw way la ci am mu taxaw way su paree ñibbi la koy des liggéeyu label bi la su ma liggéey la liggéeyu Jules la liggéeyu kenn la magoo rek Prince ak Momar ñun ñooy gérer mais moom dafa luñ ko sant bu ko defee par na ca kon label bi bu la may studio ça veut dire que mooy may na la production bi te production mënoo ko mayee ndax mooy liggéey bi d'accord kon pour nga comprendre ne loolu mënuñu ko may léegi single yi muy def ak artistes yi nag def na bu yàggul dara ak Adiouza defoon na fi ak Queen Biz yooyu lan la. suba teel a ko produire. moo ko produire. suba teel a ko produire. d'accord production Matar Diop la amuñu ci benn problème yooyu am na aval. non yooyu amuñu ci benn problème. d'accord yooyu amuñu ci benn problème. bon sànq dama la wax ju am solo nga dog ma te fa laay tëjee. acca ñëwal. parce que xam naa ne. waxtaan wi sori na. ndeysaan. te sama yaram tàng na. ndeysaan. te. mais nag dañu lay remercier ci li nga ñu nangul. ndaxte ñu bëri bëgg nañ ko. maa ngi lay seeral ni. ndeysaan. am naa lu ma naqari lool ci sama xol bi. wallaay seetlu nañ ko ci yow. billaahi wallaahi wataalaahi am naa lu ma naqari lool ci sama xol bi parce que dama xam man sacrifice yi ma def ngir Sidi na ci jàmm dama xam sacrifice yi ma def ngir Sidi entourage am ak staff am ak moromam ya muy wayandoo ñu respecté ko ñu jox ko cër ñu nawloo ko dama xam
sacrifice yi ma def ba xale yi jigéen yu sew sewaan yi toog ci seen appartement jàpp seen ñàmb taal seen connexion ñaar ñett ñu dugg ci seen ab bi saaga siidi ñaar ñett ñu dugg ci statut bi saaga siidi jaar fu ñaaw dama xam li ma daj man ci waxtaan xam li ma daj ci neexalaate xam lu ma daj ci prise en charge am na ñoo xam ne bi ma bëggee ñi bàyyi di saaga siidi ak bàyyi di wax ak ñaaw en siidi dama ñëw jël leen en charge di fay fi ñu dëkk di joxe courant di joxe ndox di joxe dépense ngir ñu may siidi jàmm waaye yooyu sacrifice yëpp ma def ko après en retour Sidi li ma fayee mooy fa ma ko yóbbu da leen a trahir loolu mënu ma ko baal Sidi ci àddina encore une fois Sidi defuma sénégalais yi laay waxal nañu yeewu utiliser seen xel Sidi xoosul Omaro Sidi xosiwul Omaro jàpp ci loxoom yóbbu ko ci Makhtar Diop suba teel mu signé fa contrat ba la respecté wul war ma taar te man ku war ma taar war man nga war ma jël sama responsabilité ak sama décision bàyyi ko fi may tëjee nag te du ma ko baal mooy li ma daj ci moom ci wàllu wërsëg ci sama alal waxuma doole ji waxuma jot bi waxuma xam-xam gi waxuma relation yi ma ko booleel waxuma prise en charge yi ma def ci njabootam moom ay musicien am ak staffam am na ñoo xam ne ñoom xam nañu xam naa dama nekk télé jar te leeral maa lañ jël en charge fi ñu dëkk maa koy fay waa doo ko bàyyi non dama lay wax du ma def lu baax di ko yàq fi ñu dëkk maa koy fay bu ñu bëggee déplacé wu ñëw liggéeyal ko maay joxe transport parce que lan lim ma waxoon laa gëm mooy je suis son parrain te parrain da ngay taxawaayu parrain ma jël ñooñu en charge mais li ma metti nag tey ba may wax sénégalais yi ne lii bu ci kenn jéem dara bu ci kenn waslu ak bu ci kenn ñaan njekk décision bu ma jël la te dama koy respecté ba keroog may gaañu man bàyyi naa Sidi àddina ak àllaaxira génn naa ci liggéeyam àddina ak àllaaxira li ko waral gannaaw ba mu waree suba teel man daf maa tooñ xam nga war na suba teel engagé na ay single privé lekk ko baleen engagé na ay playback lekk ko baleen mais man daf maa tooñ dafa dem ci appartement jigéen ñi nga xam ne dama leen di dimbali ci wàllu wërsëg mu dem toog fa bëgg a nekk léegi pour mu nekk il faut que mu yàq ma man parce que complexe la mu dem ne leen père yoru dërëm fu ngeen toog di ko sant ak di ko gërëm yoru dara lu mu yor maag ko jox sama buntu néeg lay ñëw toog di wax bay jooy déglu bu baax li ma la wax sama buntu néeg lay ñëw toog di wax bay jooy pour ma rekati xaalis may ko père yoru dërëm lu mu yor maag ko jox ak yow li père daj ci yow lépp ak li la père jox lépp muy Omaro yow nga dellu dem ci jigéen ñi ne leen yaa yor Omaro yoru dara day wër di duul ak di cadre rek di fen ak di ñoddi ak di nappe lu mu yor maag ko jox waa Sidi comme yow lu ma yor yaa ma ko jox bàyyi naa la ak yàlla billaahi wallaahi wa taalaahi comme lu ma yor yow yaa ma ko jox man bàyyi naa la ak yàlla te bu dee yàlla mi ngi nu tiim te muy dëgg xol bu set bi ma àndee woon ak yow xol bu leer bi ma àndee woon ak yow mbaax ak sutura ak teraanga bi ma àndee woon ak yow Sidi nga wëlbatiku dem ci jigéen ñi di yàq sama der yàlla na nu yàlla atte non déedéet tout sauf ça man bëggewuma ko woon nii te it defuma woon émission bi pour ay jooy di ci am réeroo mën naa ne am na parce que jàpp naa ne wax nga fi ñett yoo xamante ni bokk na li tax tey tàggalikoo bi am bi ci njëkk noo déet sama mag ji bul def yi man soo defee ni damay am lu ma metti wax dëgg yàlla bëgguma woon lii yëpp di si am vraiment sincèrement parler indi na ñaar ba ñett ba ñeent yoo xamante ni indi na ko ci trahison ci ki nga xamante ni mooy Matar Diop Subatel mi nga xamante nee na ku ko war moom nga war ndax moom mooy Matar Diop moom mooy Subatel bi ci topp mooy trahison ci boo xamante ni day dem di wax yu ñaaw ci diggante jigéen ñi donc loolu it bokk ci li nga xamante ni moom mi leeral na ko man nag sama liggéey laa def damaa ñëw fekk loo xamante ni dañ ko doon ruumandaat ma bëgg ci am lu leer parce que ku ko xam Omaro xam ko ak Sidi Diop jaay na fi bakkanam à maintes reprises rien que pour jàppale ki nga xamante ni moom mooy Sidi Diop donc daf doon leer rek daf doon baax ci bés bii nga xamante bésu tabaski la ñu potaxloo ci rek doon ci bëgg a laajaale waaye yàlla xam na ni bëggeewu ma ko woon nii vraiment xaaral ma dem wax ak moom fii la ñuy ndar keppe émission bi déjà man xamatuma sax lu ma war a wax je suis vraiment désolée et vraiment bëgguma loo xamante ni tamit day yàq image yu qui que ce soit waaye seulement rek bëgg képp koo xamante ni am ngoon na ay jiixi jaxa ci dara mu leer une bonne fois pour toutes